mbokk internetu Xeweul TV mbokk yi jotaay nawetaan comme li ñu ko waxee woon rek seen émission jotaay nawetaan dooraat na tey samedi à pareille heure émission bi nag tey dafa génnaat beneen zone boo xam ne tey mosu fa dugg muy zone 2 zone 2 bu ODCAV bu Thiès ku ñu indil tey Babacar Gueye Mbaye Babacar Gueye Mbaye mooy secrétaire général du foyer des jeunes de Taaxi Kaw ku ko xamul mooy ex Déggo équipe bi Déggo doon mooy Déggo bu ñoom Lam Tooro lañ ñoom jël soppi ko def ko foyer des jeunes de Taaxi Kaw mu doon fa secrétaire général doonaat fa encore délégué à la zone kon Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di kontaan ci invitation bi waaw comme ni nga ko waxee je pense que tey Taaxi Kaw laa fi toogal ndax ñoom maay seen secrétaire général aussi tamit nekk seen représentant zone donc maa ngi nuyu waa Taaxi Kaw yëpp di leen ziar waaw. Babacar sa diggante ak ASC Taaxi Kaw lan la sa diggante bi lan la sa diggante ak ASC bi. waaw balaa may wax sama diggante ak ASC Taaxi Kaw sax damay wax sama diggante ak Taaxi Kaw. Taaxi Kaw ndax yàlla moo man nattoo xaw ma natt loxoom yàlla moo def rek man ma bëgg Taaxi Kaw et comme nit nag maanaam li nga bëgg da nga koy wane et peut-être jamono ji ma toll sama mbëggeel ci Taaxi Kaw après mu football fa foofu laa ko mën a wane ci ASC bi ndax ASC bi boo xoolee ñun Taaxi Kaw mooy li nga xam ni ñun ñëpp moo ñu boole parce que Taaxi Kaw nit ñi mën nañoo bañ a bokk parti politique mën nañoo bañ a bokk ay conviction religieuse mën nañoo bokk ay fréquentation mais ñun ñëpp ñoo bokk bëgg ASC Taaxi Kaw donc ma jàppoon ni liggéey Taaxi Kaw mën ma ko defee feneen wala boog mën ma koy commencé feneen pour ci ASC bi donc pour tontu la rek mooy man sama diggante ak ASC Taaxi Kaw moom mooy diggante mbëggeel mooy diggante cofeel. waaw li ñuy wax sax en général que ni koñ boo leen bëggee dimbali wala nga bëgg fa def dara boo jaar si ASC bi rek daanaka ñëpp jotee si kon fi nga jaar pour dimbali Taaxi Kaw foofu mooy yoon bi mais li ñu lay jëkk question bi ñuy njëkk a laaj mooy ASC Taaxi Kaw lan moo la motivé ba nga dugg si ASC bi lan moo la si motivé en étant joueur nga pare ñëw bëgg a continuer ASC bi da nga fa gis lu la naqar loo war a defar wala nga jàpp ne da nga war a dugg si ASC bi nii. waaw xam nga dans toute chose day am maanaam fondement bi nga xam ne moom moo ko lal tey sunu engagement ci ASC bi maanaam première cause bi bëgg la maanaam bëgg koñ bi bëgg waa koñ bi di bëgg bëgg waa koñ bi di kontaan ndax suñu koñ yi dafa nekk ay koñ populaire mais aussi nekk ay koñ historique yoo xam ni nit ñu baax bu nekk aw na fa donc day toll jamono boo demee ba gis ni koñ bi peut-être fa mu tolloon ci jamono mi ngi koy commencé wàcc yow nga ñëw xaaj sa tànk tubéy d'autant plus que ñun suñu koñ populaire yi maam nekkul ni ñëpp ñoom sens yàlla dimbali leen ñu dem wuti xam-xam ba yàlla am lu tut bu leen si dénk kon loolu boo ko amee da nga war a def lu tuddee retour à la source ñëw jàppale askan bi parce que man chaque fois dama koy wax sama raq yi maa leen li may def nii def ma ko pour man mais juste que dama leen bëgg a wan ni Taaxi Kaw ñun dong ñoo ko mën a defar kenn ku ne ci li nga mën yàlla dimbali ko muy am wala muy xam-xam wala muy sa kattan ñëwul nga def ko si koñ bi parce que loolu léegi mooy tax bu ëllëgee te Taaxi Kaw du ñee benn kàcce donc mbëggeel bi maanaam moom mooy cause principale bi mbëggeel. mais ci sa biir wax dégg nañu nga si boo demee ba si ASC bi commencé wàcc. kon da nga war indi sa partition. kon naa jàppoon ngeen ko ASC Taaxi Kaw dafa commencé woon suuf. waaw ndax zone 2 wala sax football Thiès kenn mën ko woon tudd te tuddoo Taaxi Kaw. waaw jamono ñoom Lam Tooro. voilà ay Lam Tooro ay jamono ñoom du Diouf ñoom jiir ñoom ñëpp mais ñun amuñu woon chance jël coupe loolu dafa nekkoon sunu peut-être sunu faille en plus tamit à un moment donné Taaxi Kaw bëri woon ay problème këyit chaque année presque ñu amoon ay problème këyit yàlla def man ma dem université Cheikh Anta Diop càng fa yoon yàlla am lu tuut lu ma ci dénkoon ci xam-xam léegi man comme football naa te aussi bi may football yàlla deful ma am chance jël coupe maanaam soo nekkee si terrain bi nag daan naa góorgóorlu yàlla deful may ma chance ma indil ASC bi coupe donc man nag comme sama kattan ci football jeex na donc naa dem ci li nga xam ne peut-être moom laa mënaat muy kay yi ma dem fexe ba Taaxi Kaw dootu am problème këyit et alhamdulilah rabbil alamin depuis que ñu nekk secrétaire général ba léegi yàlla li ñuy suturaal ba ASC Taaxi Kaw amatul problème këyit donc su ma nee ñëwoon nañ pour jàpp si rek jàpp nañ si parce que ci ma nekk fa ba léegi Taaxi Kaw kenn daanaka ko si këyit donc loolu rek c'est un plus donc amoon nañ problème këyit te man ma ñëwee ba léegi alhamdulilah rabbil alamin yàlla mi ngi ñuy dimbali man ak ñi ma ko sekkal muy samay adjoint ku mel ne Atman Diop ku mel ne Papa Diagne ku
ku mel ni sax ay boo yoo xam ne sax bokkuñu si ASC bi sax yàlla mi ngi suturaal ba boobu léegi taax ko amatul problème kay donc loolu plus la et depuis aussi ma nekk si ASC ba léegi yàlla def na ñu jël coupe 2 fois te loolu je pense gëj naa am parce que ñoo jël coupe 2017 aussi ñoo jël coupe bi 2019 di profiter tamit di remercier le président Mbaye Diouf nga xam ni moom bi coupe xëjee taax ko moo dikk yàlla def mu am coupe aussi tamit le président Ndéné Gueye mi nga xam ni coupe bi passé si loxoom. mais jàpp ngeen seen génération ba ngeen di ñëw pour ñëw si dafa amoon problème bu rëy problème confédération parce que yéen da ngeen bëggoon kuréel ñëw jëlee fa mag ñi pour yéen instaurer jeunesse bi foofu. yéen seen dugg si taax kaw bañ laajtee dafa xawoon métti trop yéen a mag ñi lu indi woon loolu. da ngeen bëggoon ñëw yéen génnee fa mag ñi par force. yéen ngeen ñëw instaurer loo xam ne yéen da ngeen bëgg jeunes yi jiite ASC bi. waaw dama ni métti woon na mais c'était yombuloon. waaw yombuloon ndax c'était très normal comme mu am conflit de génération parce que ñun comme suñu koñee rek ñun dañuy xam xale boo nekkee xale rek ñoom pour ñoom xale dafa ñëw topp ci ginnaaw mag ñi naam ñun loolu dàquñu ko gëm nañ ni xale dafa ñëw topp ci mag jàng mais man damay faral di wax ni te loolu laa gëm peut-être fi ñuy woowee expérience mooy fekkee ay diplôme dafa tolloo mais fekkee nag diplôme bi tolloowuñ xale bi war naa mën a ñëw jéem a jiite mag mi topp ci ginnaaw mais nag taxul xale bi bu ñëwee rek day dàq mag bi day taxaw pare di laaj conseil mag parce que xale moo am doole xale moo am jot xale moo am kattan xale moo mën nekk ci àll bi ñaari fan wala ñetti fan di fexe ne ASM yi amee ndam mais mag bi nga xam ni dafa toog këram ay doom wóor ko dépense wóor ko kooku boo ko bëgg a faanloo ci mbedd mi pour que mu wut lu ASM bi amee ndam day xaw compliqué c'était juste philosophe boobu lañ bëggoon a indi taax kaw bokk ak mag ñi et métti woon na mais tey je pense que sant nañu yàlla parce que tey ASC bi je pense que président bi xale la secrétaire général bi xale ñëpp xale lan mais mag ñi ñooñu encadré te ñu si yoon di ñu ban te bi nga ko defee ba léegi wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin tey ñëpp xam na ni taax kaw place bi nga xam ni xawoon na ko ñàkk tey jëlaat na ko ci football. waaw mais yéen bi ngeen ñëwee bëggu leen woon a ñëw ànd ak mag ñi yéen da ngeen bëggoon ñëw jëlee fi mag ñi yéen seen ba ngeen di ñëw yéen da ngeen bëggoon mag ñi xajal leen pour yéen ngeen yor ASC bi. waaw xam nga comme li nga wax nii fekkoon da ngay ñëw jiital mag ñi ngeen topp seen ginnaaw la problème du am mais yéen bi ngeen ñëwee si nouvelle génération bi da ngeen ne mag ñi na leen xajal ASC bi te ASC comme lay wax rek mag ñi ñoo ko fondé ñoom ñoo ko defar ba yéen ngeen jot si su ngeen ñëwee bëgg leen génnee ci biti pour toog loolu dafay problème mais fekkee da ngeen ñëw jiital leen ba pare topp seen ginnaaw ba keroog ngeen xam loolu defe naa problème du am ban poste nga njëkk am si bëgg a duggee taax yow. waaw man balaa may tontu foofu sax parce que je pense que fii formulaire parce que peut-être incompréhension boo xam ne la dafa am ci koñ ba te peut-être dafa des et am na ñoo xam ne sax peut-être ba léegi sax loolu moo xaw a. boobu yéen a ko indi. waaw moo xaw a tëj ci ASC bi mais xam nga maam àdduna moom. lépp loo gis rek fekkente la. donc nit day toll foo xam ni day soxla wane li mu mën ci koñam. waaw maintenant nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk peut-être des fois ñoom ñooy wax am un peu de grandeur. xam ne peut-être ñoom ils ont fait le temps. maintenant ñu pousse céder la place aux plus jeunes ñu ñëw ñoom ñu accompagner leen. mais xam nga mooy wax naa ko nawetaan dafa metti maanaam ku ci nekk xam nga nawetaan dafa laaj ay sacrifices yu énorme en dehors des sacrifices financiers mais dafa laaj temps te temps boobu xale yi ñoo ko am. c'est des juste ça. doguma la sax mais man laaj la foofu. mag ñi nga gis ñu jàpp si ASC bañ a bàyyi yéen da ngeen jàppoon ni dañuy dundee ASC bi wala dañuy dundal ASC ban ngeen si jàppoon ne ba tax ngeen bëgg leen a pousse. waaw man bokk naa si nga xam ne. man du ma def jugement de valeur maanaam man lu ma tugg sama bët. du ma ko wax nit. ça veut dire xool ma woon ba xam que ñii dañuy lekk wala lekkuñu parce que man jàpp naa ne nawetaan amul nit lu muy lekk. da ngeen leen bëggoon daal ñu jógee fa. non pas jóge sax moom moo bis day taw di mais dañoo bëgg rek ñun ñu ñëw wane suñu preuve. et pour que ñu wane suñu preuve fallait que postes yi tey ñu am ko parce que bu fekkoon da ngaa ñëw rek toog maanaam day am foo xam ne da la fay tënk. day am foo xam ne da la fay limité mais boo ñëwee ñu jox la poste de responsabilité. foofu tu auras l'occasion wax ne li nga mën peut-être tey moo tax tey ma toog fii ne secrétaire général la parce que je me souviens pour tontuwaale sa question bi ba muy soog a ñëw. gars yi dañ ne ma carrément affaire bi du jàng. boo ñëwee mënoo ñëw jox suñu kayit. secrétaire général li ngay doon adjoint. dama ko jël ak grande ànd ak ki fa yàlla tegoon muy sama camarade. topp si ginnaaw Papa Diagne. yàlla teg fa ay ndog-ndog. équipe bi daanu si kayit mais année bi ma ñëw. amoon nañu ñu xaw bañ mais dama leen di maa koy jël.
et moo jëlee commencement bi wax dëgg yàlla métti woon na trop parce que amoon na ñoo xam ni da lay woo day laaj ay PV day laaj ay information yoo xam ni seul le secrétaire général wala les membres du bureau ñoo ko war a xam mais am ñoo xam ni danaa jël seen téléphone day laaj mais man wax dëgg yàlla ku moom laaj dama naan la du ma la informé parce que man maa le secrétaire général man lañ dénk kayit yi donc bépp responsable bu ci am maa koy jël parce que équipe bi saa yu daanoo man la ñuy wax je pense que loolu tey wëccu ma ko parce que depuis boobu ba léegi tax ko amul problème kayit donc loolu sant yàlla la et day wane ni combat bi ñu doon porté donc combat noble te wax naa la ko équipe ba léegi mag ñi ñoo ngi ci taxaw jàpp naa ne mooy ASC yi nga xam ni buy football mais yeeg paa yi kenn du nelaw saa yoo footballee ba gaye lu mu guddi boo demee da ngay fekk mais yooyu seen i kuddu cuubaa seen i kubéy cin di tàccu donc loolu day wane ni peut-être yi xaw naa am tuuti jafe-jafe mais tey lépp ñu ñëwaat na à la normal te loolu c'est vrai bi nga jógee secrétaire général da nga jël doon présidence équipe bi jiite nga taax kaw doon nga président bi waaw yàlla tamit waaw xam nga poste président en général si koñ nan lañ la ko joxee sa ba pare présidence waaw koñ bi ñëw waxtaan jox la ko wala da nga ñëw pour déposer candidature dem vote waaw ñun moom taax kaw bokk na peut-être si dëkk koñ nga xam ne moo gën a démocrate foofu moom amul tëju fal président chaque fois dañuy toog ci assemblée générale wax ni ñi bëgg nañ njëkkati waaw sama année nag particularité bi parce que je pense que ñu bëri daf leen nii sax def reetaan parce que boobu j'étais encore étudiant maa ngi jàng yàlla defoon ma nekk secrétaire général ñu jël coupe l'année précédente léegi bi ñu diggaatee peut-être mu am tuuti incompréhension entre le président et quelques peut-être mën naa quelques gens du quartier moom à une semaine du démarrage des nawetaan moom mu ni dafay bàyyi naa bu ñu dafay bàyyi comme on n'avait pas préparé personne pour mu remplacer ko donc mu amul vide ñoo football en une semaine gars yi toog réunion comité directeur léegi ñu toog ñu ne instant bi day yaa problème am ñu président te équipe bi daawasé man la gaawul ba mu nekk président après foofu ñoon entre comité directeur bi ñu waxtaan après gars yi dem vote mais sama loxo après gars yi fal ma donc c'était élu démocratiquement nekkul loo xam ne nit daf ko chemin wala daf ko prévoir dafa dikk rek man damaa jàpp ni sama destin la woon que yàlla nattu ma ci période boobu nga xam ni yàlla xam na ni aw ma woon lu tax ma war nekk président ASC bi ndax la ma yoon ku si néew pour man la woon ak sama njaboot ndax je me rappelle sama buusu masa 2 lan ma rappelloon fekk boobu laal ma ko mu nekk ay 800 et quelques mille mais nan la ko jëlee ñu ne ko si ASC bi ma ànd ci aussi ñu mel ay Siko Sarr ay As Daoud ay Bagay ay Pape Cheikh gars yi ñu jàpp si mu métti woon ñu jàpp si reyante ba année boobu ñu mujjee toogee en quart de finale mais je pense que wëccu ma ko si c'était à refaire dama koy. mais est-ce que boobu nag Babacar jàppoon ni ambition politique yi nga amoon tax nga profité jëlaale équipe bi pour mën sa jaar pour ñu gis la si politiquement. waaw ñu bëri nag. day def boobu problème man peut-être fii du espace politique mais di denc sànniwaal kàddu. mais tax ñu bëri jàpp loolu. waaw ñu bëri waaw parce que c'était normal xam nga nit bu fekkee da ngaa nekk acteur politique. ñëpp xam ni nawetaan maanaam lii la boo xam ni ça veut dire nit dafay jaay am tur. ñu bëri pour ñoom bi ma ko jëlee sax daa ñu ma di si kaw. ne ma jël ko ñu jàppale la te yàlla xam na ni. boobu yaa ngi préparé sa base politique. non te yàlla xam na ni. te yàlla xam na ni du dara man taax kaw yàlla moo may seede lépp loo fay def. dama koy def de manière naturelle. parce que man maa toog. mu neex ma ni dama am obligation morale. liggéey pour taax kaw. wutuma ci dara maanaam ASC taax kaw ak taax kaw àdduna du neex ba ma politique leen. àdduna du neex ba ma politique leen. damay politique nag et je l'assume. mais pour taax kaw ak ASC bi du ma ko politiquer mu sa fois intérêt ASC bi. wala intérêt koñ bi laay teg ci kaw loolu moom sama position personnelle et dama koy assumer peut-être nag ñu bëri comprendre nañ ko mais li ci kanam rawul bët. mais d'accord bu duggee si nawetaan nii moment bi yow dañ la suspendre. bu nawetaan amoon ni yow doo représenter ASC Taaxi Kaw. mën nga wax situation bi li koy indi. waaw et pour wax loolu sax bala may ñëw. envoyé naa message suñu président. ne ko man de invité ma en tant que secrétaire général mais xam nga ni dañ doon aj est-ce que mën naa dem wala mënu maa dem mënu ma demal parce que peut-être zone moo la aj. ñoom peut-être ñoom mën na laa dàq seen instance. mais ñu ASC Taaxi Kaw même fekkee sax amoo titre bi. ñun jàpp na ne ba léegi yaa suñu secrétaire général même bu ñu levé suspension bi lépp lu fi wàllu kayit si ASC bi keneen du ko def
ku ne yow peut-être nag mën nañoo mandaté keneen muy def les choses formelles mais li nga xam ne mooy kayit yi yow ba léegi taax yow la wóolu yow la fi teg. moo tax xam nga nit buñ la suspendre si dara. yow honnêtement sa fond intérieur léegi xam nga ni yow. benn question choix wala déet. yow jàpp nga ni yaa tooñ wala jàpp nga ni dañ laa tooñ. non man jàpp naa ni tooñ ma dama nag dan maa tooñ. kon man jàpp naa ni tooñ ma. kon dañ laa jaay doole. non bof du ma. non buñ la tooñul moom da ngay ñeme wax ji fekkee tooñoo. dañ laa jaay doole kon. ak suspendre la wala boo nga nekk pion buy dérange. waaw non je dis pas jaay doole xam nga peut-être man mën naa wax li ma gëm mën naa wax li ma xam. non mais ku tooñul jaay doole la Babacar. waaw yow leer na honnêtement que ni tooñoo leen. waaw non ba pare suspendre la. waaw kon dañ la jaay doole xam nga fee yi ni mu demee. waaw parce que kenn ku ne mën nga ci am interprétation bi nga xam ni. yow moom nga gis. nan la fee yi demee. mais man personnellement. xam nga gars yi dinaan nettali xuloo yi xuloo la te tey fi may waxee ak yow nii. peut-être sama koñ. am na ñu bëree bëri. ñu ngi dox. pour que ñu état bi ma. mais sa ko ñoom xam nañ ni mu demee. non xam nga sama koñ xam nañ ni mu demee. ñi nga nekk doon zone tamit xam nañ ni mu demee. waaw ñoo nekk zone xam nañ ni mu demee waaw dëgg tamit xam nañ ni mu demee. te man li ma gëm moom sama yaqin mooy. man tooñu ma du teroo laa gëm parce que ay texte la. te man fu ñu mën tamit àdduna mën naa prouver ni tooñu ma. waaw wax ni loolu def ñu ko. non xam mooy li ma wax rek da ngay naan nettali xuloo yi xuloo la te tey soo duggee si fond bi peut-être dinaa waxaat loo xam ni peut-être ñoom dañ si gisaat seen bopp. mais xanaa ko li ngay wax kon dëgguwul li ngay wax kon yow jàpp nga dañ laa tooñ. non mais ku ñu tooñ da ngay wax tax ñu tooñ la waxal lii moo tax ñu tooñ ma ñu xam ko. waaw parce que ODCAV li leen jiñ loolu bari na. waaw mooy li ma xam nga des fois si jiñaate yi day am yoo xam ni peut-être c'est fondé. yow ou c'est pas fondé. pour mu leer sax ñiy seetaan sa zone moo la suspendre wala ODCAV. waaw man sama ODCAV moom c'est pas. très bien ODCAV li leen jiñ loolu bari na. moom c'est te pas ku ñëw fii da nga naan dañ maa tooñ. te il faut tamit gars yi di leeral lan ODCAV nan la leen tooñee comme ça ñu pour ñu mën a saafara mbir mi. waaw non man dégg nga maanaam je réitère mes propos. dama ne néew ma ODCAV dama tooñ dama ne man laa. jàpp naa ni tooñu ma. maintenant man maa jàpp ni comme tooñoo rek. waaw dañ laa war a tooñ. te kon ki tooñ mooy ODCAV. li leen koy jiñ bari na mais li ma jaaxal ku leen ko mënta wax tamit doo indi benn preuve que lii lañ ma def. loolu tamit nekkul. non man moom su ma jëlee sama cas en tout cas. xam naa ni jàpp naa ni tooñu ma ndax. dan ni man damaa saaga. maanaam PV bi ma daaneel. dan ni man damaa saaga suñu président zone. loolu en plus ñu ne damaa jël benn affaire boo xam ne dafa nekkoon en instance. ma wax ko ci réseaux sociaux yi. moo tax man la ku nekk ni ko déggee. parce que man saaga bi am na wala amul. non xamul tax ñu amul. man dama amul. non man xamal ndax amul de. saaga bi am na wala amul. non man saaguma xam nga tey. saaga bi amul kon. parce que man bi ma demee fekkee dañoo wax si yoon der. waaw non maa ngi ñëw am na wala amul. non amul parce que man. kon saaga bi amul bi ma demee. kon dañ laa sosal. non bi ma demee. xam nga mooy li ma wax parce que am na ñu ma dégg nañ audio boo xam ne yow yaa ko wax nga saaga. loolu est-ce que am na. non waaw fa lay ñëw nii tamit bi ma demee ñu may defal loolu nu mu tudd. ñu may entendre audition. waaw kenn tegalu ma audio. waaw mais audio boobu ñooñu wax la ko dégg nañ ni am na. mais si PV non xam nga nit. boo koy jiñ dara. waaw man li koy jiñ da nga koy wan. ne ko lii yaa ko def. ngeen def conversation mun la man la wala du man. mais man dem naa ñu ne ma ñu jox ma ay une série de questionnaire. laaj ma ci lu ma wax. ma tontu leen ne li ngeen wax yëpp daa amu ci. parce que réseaux sociaux yi bind naa ci mais bindu ma ci tey wax boo xam ni ku ko lire di ngeen di Babacar dafa dugg ci kaawu taaxa kaw ak kaw sara loolu du am ay defi kii konk kenn du ko indil beneen mooy wax naa sama réseaux mais samay supporter laa waxal te loolu am naa ci droit ni samay supporter équipe bi daan na mais xaaleel ma dem jëli suñu 3 points loolu man maa ko sama ay te loolu am naa ci droit mu wax ma nag ni musuma wax ni ci lii bi te ODCAV def na sàcc wala zone def na sàcc musuma tudd moo yooyu. mais tax ba nga demee 3 points delloo nañ la ko. ma demee joxaat nañ ma samay 3 points. mais nag nee na loolu nan la mën a nekkee yow jëli nga say 3 points ñu suspendre la. après ñu ne PV bi damaa sa parce que ñoom nee na damaa saaga maintenant saaga am na ñu ni ñoom dégg nañ audio bu ma saaga. mais man li ma leebalee mooy dugguma si benn groupe. waaw saaga président. waaw président bi envoyé ma ko audio. saaga ko. envoyé ma benn membre zone. saaga ko. envoyé ma képp koo xam ne yow yaa ngi ci tourné si affaire ndeetaa doon saaga loolu moom mën naa waat yàq ni def na ko bu ñu sëggoon si taxi rek. liiwul mais comme li ma wax rek saa bu ñu doon fond bi après mën naa keewaat benn problème. non problème nañ koy régler parce que nit aussi boo ko jaay doole aj ko. mais am na droit mooy wax ni mooy li ngeen ma def defuma da ngeen maa aj ci jaay doole. loolu aussi fekkee tamit yéen aussi fekkee ku ñu ci def dara. na nëpp nëppal ko. kon li ñuy jiñ ODCAV. kon du ci ñoom si yéen la. nit ki bu lay osé def dara yéen da ngeen di osé aussi défendre seen bopp ne leen lii ngeen def du yoon. mais fekkee da ngay ñëw wax te du ngeen indi benn argument. kon ODCAV ñoom ñoom dëgg seen kaw chaque fois. waaw loolu la man chaque fois dama nekk nit koo xam ne je préfère. nit su ma wax si moom. mu toog ma toog man loolu sama jikko saa nit boo nekkul dans les dispositions de te défendre. man doo ma bëgg
wax débat ci yow parce que tey ñoom kenn toog fi. non ñu du mën toog ñoom bi ñu fi toogee. ñoom wax nañ li xam ne loolu doxalee nawetaan yi yow bi ñu fi toogee ñoom dañ la aj sax da nga ne yow jàpp nga ne tooñuñu la. kon ku ñu tooñoo war nga wax ni ki ñii dañ maa def lii ak lii ak lii. loolu waxoo seen ginnaaw de dañ laa laaj pour nga wax. waaw non loolu la wax. te yéen dafa am loo da ngeen bokk loo xam ne texte moo leen boole yéen ñëpp. léegi bu ñu la si laajee da nga wax ni non man tooñu ma mais ñoom ñooy doxalee lu yoon wala dara. voilà xam nga tey bu ñu yemee si cadre texte bi xam nga texte interprétation ça veut dire des fois les textes ne sont pas clairs. maintenant si les textes ne sont pas clairs. ça veut dire moom tey kii àtte mën na si am interprétation boo xam ne bokkul ak man bi ma ci am. donc man du ma nangu ni moom interprétation moo baax mais nag du tee damay respecter interprétation parce que en tant que intellectuel mun maa wax ni man li ma jàpp moom mooy dëgg mais sañ naa gëm loolu noonu ba tax ni tamit dama koy waxaat mu leer. man tey du ma sikkal ODCAV tey fi ma toog nii du ma leen sikkal parce que peut-être ñoom jàpp nañ li ñu def loolu leen yoon may mais man personnellement jàpp naa ni tooñu ma mais nag comme tey fi ma toll sama ko nee na dan maa soxla te bëgg nañ ma ñëwaat te am na ñu ciy dox ay tànk yu baax li nga xam ni peut-être moom la teg ci wax bu jotee naa bind lettre de grâce na leen date bi ngeen ma teg ngeen tegg ko ndax ma mën a continuer sama avenir ci biir nawetaan maintenant nag li ma gëm kon vraiment yéen ODCAV lu leen neex def parce que mënu nga ñu tooñ la pare ngay baalu noo xam nga il faut aussi affaire bu ngeen bëggee mu dox il faut tamit ngeen jël seen responsabilité man doo ma tooñ ba pare may bind di la baalu da nga maa tooñ damay toog yow ba nga xam ne maa tooñ nga baal ma mu jaral ma sax ma bàyyi waa koñ bu leen jaralee dañ naan Babacar mi dañ koo tooñ sa waa zone aussi xam dañ laa tooñ ñoom dëgg doxal la mais ñu tooñ la ba pare ngay bind naan baal leen ma yéen yi ODCAV li ñu nekkee kon yéen leen si bàyyi bu dee dëgg la waaw c'est que texte yi moo xam ne bu la ajee waaw da nga bind demande de grâce ça veut dire moom ça veut dire il faut que ma procédure boobu da nga koy def et li ma lay wax mooy man daa am loo xam ne maa ko moom am loo xam ne moom moo ko peut-être tey man Babacar Gueye Mbaye mi toog fii nii maa moom sa bopp mais am na yenn responsabilité yoo xam ne wala yenn cër yoo xam ne taax ko moom moo ko moom si man donc même su fekkee sax damay def dara pour que ñoom ñu bëgg man je le fais sans problème. mouvement bi kon nit dina dox am bu fekkente ni vraiment ku ñu tooñ buñ la tooñee yaay baaluwaat waa ODCAV baalaat la kon ñoom vraiment am nañu wéeruwaay boo xam ne xam nañu mu defee dara leen fekk dans tout ça yaa ngi si mouvement bi émission yi ku fi jaar dafay noté ODCAV ODCAV boo leen doon noté surveille ñaata nga leen jox waaw xam nga man tey ma mën noté zone 2 moo gën yomb noté ODCAV non parce que organisation nawetaan yëpp ODCAV moo ko yor à Thiès yow yaa ngi dem seetaan yeneen zone di seetaan nawetaan football guddi beeg ak yëpp yow tey naata nga leen noté li ñuy dox baax na wala baaxul comme yaa ngi si yow yaa ngi si seetaan xam nga non man zone laa nekk ma ODCAV mais dans toute chose dans toute œuvre humaine dafay laaj que ñu améliore ko ça veut dire que baax na mais war naa gën a mën a baax mais kon yow jàpp nga ne baax na non baax na mais war naa ñaata nga leen noté tey su ma doon noté ci 10 wala sur 20 sur 20 dama leen jox rek la moyenne. la moyenne mooy ñaata am nañu 10. ah 10 am nañu 10 sur 20. donc kon ça veut dire ñoom dañ non am nañu moyenne parce que tey peut-être tey nawetaan bu tollee fii daal ay nit yu sacrifié seen bopp. day neexal ODCAV non day neexal ODCAV pour ñu aji ko non man ku ma xam ne du ma neexal non mais c'est juste nit da nga waxte yàlla tax te fekkee mën ngaa li nekk si ay ASC Thiès bu ñu mënee football match coupe zonale yi football départemental yi ba mu jeex si jàmm ak salaam donc ñooñu def loolu wax dëgg yàlla war na leen a wax jaaraama du tee parce que tamit problème boo koy analyser doo ko analyser sur l'angle individuel mais da nga koy analyser sur l'aspect général et dans la généralité mën nga wax ni ñoom am nañu moyen parce que chaque année ñu ngi football nawetaan ba football final ci jàmm ak salaam donc loolu lañ ca war a sant lañ ca war a gërëm mais teewul nag ñu wax leen ni affaire bi war naa gën a mën a baax mais loolu mooy minimum fekkee mënuñoo dina nawetaan am kon jaruñu leen fay fal moo tax léegi dernière question bi mooy renouvellement yi lañ jëm sa ASC mi ngi koy préparé wala yëgu ko waaw non su ASC yëg nañ ko kañ la délai bi pour ASC su ma juum janvier la en tant que secrétaire général xamu ban date la ñuy limite pour ASC waaw mooy su ma juum entre le 15 et le 21 la ma doon parce que comme avant le 15 waaw merci parce que li ma wax nii mooy li ma wax nii ça veut dire nit comme man dama xawoon a di sama bopp mais tamit nag ASC bi ñoom ñoo ma impliqué woo wax ma parce que bu affaire yi ñëwee dama koy envoyé bureau bi ne affaire yaa ngi noonu. comme ban message ngay lancé délégué ak ASC yi nga xam dañu war dem renouvellement. waaw comme li ma waxoon rek bi may soog a dugg si nawetaan ak bi may soog a dugg ci zone bi mooy ça veut dire ni na délégué bu nekk fàttaliku ni. ASC lay représenté. nga délégué bu nekk xam ne tey fa mu toog mandat ba ko fa teg ASC moo ko fa teg. donc bu demee foofu la première chose à faire mooy que na défendre ASC bam. maintenant défendre sa ASC aussi. teewul que nga nekk
nga yàq intérêt zone parce que bu zone bi doxee ASC bi dox mais man jàpp naa ne bu délégué yëpp demandé seen ASC zone bi dafa wóolu parce que zone bi wóolu mooy lu rek ASC yëpp gis seen bopp ci affaire bi donc bu délégué bu nekk defee ASC am ku ne gis seen bopp tamit ñu gën a góorgóorlu te commencé di teg compétence te éviter di def ay affaire de lobbying wala amateur nañuy commencé di teg compétence nit ñi bu ñëwee même bu nekkee ku bees la boo gisee ni profil am répondre ak besoin poste bi ñu jox ko mais pas def ay affaire de copinage yi boo ñëwee nekk bees rek da nga war a topp loolu il faut ñu dépasser ko parce que des fois nit ki dina ñëw nekk bees mais am na ay aptitude wala am na ay capacité yoo xam ni poste yi fa nekk moom mën na koo gérer mais c'est pas parce que nit ki dafa néew ak tey bu dikkee wala occupé benn poste dafa topp di gënaaw gars yi loolu moom je tenais vraiment à ma wax ko gars yi parce que man je pense que loolu moo si sama cri de cœur parce que j'ai été victime et gis naa ñu bëri ñoo xam ne tamit ont été victimes de ça mais à part ça sant yàlla la gën a góorgóorlu rek. amoo kenn koy gërëm. xanaa waa Taaxaw. ak waa ODCAV. non du ma gërëm ODCAV parce que Taaxaw la gërëm parce que tey fu ma àgg Taaxaw moom ma fa. teg maa ngi gërëm waa Taaxaw ñëpp mag ak ndaw xale ak lii di gërëm sama boy ñoom papi yi ñoom kii ñoom papa gars yëpp maa ngi gërëm di leen sant di gërëm te aussi le président Ndéné Gueye. Atma Diouf les membres di boo ñëpp doo fi ñëwee nag ba toog ba jug te gërëm ma sama sëriñ di alaaj Mourou yaakaar naa damay wàcc yoon donc maa ngi koy gërëm alaaj Mourou Njigéen di la ñaanal yàlla may la gudd fan may la wér di ñaanal sama sëriñ boobu di sëñ Matal Njigéen nekk ca France aussi yàlla may ko tam ca liggéey bi muy liggéeyal islam donc maa ngi aussi di remercier waa Xewël TV ci opportunité bi ma may tey ma ñëw toog fii di waxtaan ak ñoom di wax ni waa Thiès gépp dee leen seetaan Xewël TV parce que xewël yi fi la nekk donc kaay leen ngeen jël seen wàll ci xewël yi donc moo ngi noonu jërëjëf kon mbokki Xewël TV seen émission jotaay nawetaan tey ki mu leen indi loolu mooy Babacar Gueye Mbaye mooy secrétaire général foyer des jeunes de Taaxikaw moo doon ex Déggo moo doon équipe bi nga tudd moo tuddoon ASC Déggo nekk jeune doo fii di ODCAV bu Thiès kon seen émission jotaay nawetaan kii leen indi loon tey leen jox rendez-vous samedi prochain à pareille heure merci beaucoup